أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وشكر لله الحمد لله كثيرا الحمد لله على كل حال ginnaaw bañ sante suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi julli ci yonentam bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal saxaaba yi radiyallahu anhum jàmbaari lislaam yi di ñaanal sama seexu murabbi Sëriñ Mbàkke Abdullahi ku sell ki suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér Mbàkke di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen waa ëttu soxna yu baax yi ñu ngi am mbégte ak kontaante di tasewaat ak yéen ci suñu émission jigéenu jullit ci biir këram di ñaan suñu borom yombalal ñu di ñaan suñu borom taxawuñu bii passé ñu ngi yemoon ci tawxid ñu ngi doon waxtaane tawxid muy kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene ci kattan ak yërmande suñu borom yeggali waxtaan boobu di ñaan suñu borom may ñu tawxid di ñaan suñu borom may ñu xaqul yaqin di ñaan suñu borom ñu dindi suñu xol yi lépp li nga xam ne cause la lépp loo xam ne créature la te def ci la vraie certitude en Allah subhanahu wa taala yàlla na suñu borom yombalal ñu ko te yàlla na suñu borom oyofalal ñu ko surtout alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu bi kalimatillahi tamatin min sharri ma qalaq bii passé ñu ngi yemoon ci kalimat la ilaha illallah tey inshallah ñu bëgg a jël exemple ci suñu maam Ibrahim alayhi salaam yonent yàlla Ibrahim alayhi salaam nekkoon koo xam ne dafa ba muy nekk tout tànk dafa wane woon ay kéemtaanam ndeysaan mu nekk xale bu ndaw doon settantal ci créature suñu borom subhanahu wa taala da daan settantal ci weer wi da daan settantal ci jant bi te da daan settantal ci lépp loo xam ne mbindeefu suñu borom la subhanahu wa taala ndax suñu borom subhanahu wa taala comme ni ma ko waxee woon ci waxtaan bi passé mu ngi naan bu leen jaamu weer bi bu leen jaamu biddew yi bu leen jaamu jant bi ndax dangeen war a jaamu ki nga xam ne moo sàkk loolu mooy suñu créateur muy yaa Allah subhanahu wa taala muy yaa illaahi muy yaa wadudu di yaa rahmaanu rahim di yaa xaaliq di yaa rahmaanu rahim borom yërmande ji kooku lañu war a jaamu war ñoo jaamu keneen ku dul moom muy laa ilaha illallah ndax lépp lu dul yàlla rek mbindeefu yàlla la suñu borom subhanahu wa taala suñu maam Ibrahim ba mu nekkee tout tànk ndeysaan da daan posé wu ay question yu bari ndax suñu borom subhanahu wa taala bindoo ne ni kii dafa war a nekk yonent mu daan settantal ci jant bi daan settantal ci weer wi boo xëyee gis weer wi jant bi naaj bi ne fang di leeral àddina bi yépp mu koy xool di ko xool di ci settantal ba guddi jot mu gis jant bi fenk mu ne kon lii du suñu borom ndax suñu borom mooy ki nga xam ne du jeex ki nga xam ne du fay ki nga xam ne du fenk léegi nag après jant bi mu gis weer wi mu ci settantal itam di settantal ci weer wi di toog di ko xool di ko jàngat ba weer wi fenk ñu xëy suba weer wi fenk mu ne lii du suñu borom ndax man de ki ma bind lii itam du jeex du fenk te du fay koo koy yàlla suñu borom subhanahu wa taala te xam ne moom rek kay yàlla te keneen du yàlla ku dul moom subhanahu wa taala suñu maam Ibrahim nekkoon ku am yaqin ci suñu borom subhanahu wa taala nekkoon ku dogu ci boromam subhanahu wa taala déggaloon boromam subhanahu wa taala te nangu ay ndogali boromam subhanahu wa taala suñu maam Ibrahim alayhi salaam keroog ba ko Namrud dugalee ca biir xal ya ndeysaan Jibril alayhi salaam wàcc ñëw di ko wallu si mu ne ko soxla ma ndimbalu benn mbindeef ndimbalu sama borom subhanahu wa taala la soxla ci saa si suñu borom subhanahu wa taala
ordonné feu bi pour mu nekk fraîcheur pour Ibrahim alayhi salam. Subhanallah. Bis boobu ndeysaan. Et sur le coup, le feu est devenu fraîcheur pour suñu maam Ibrahim alayhi salam. Ndax fi mu taxaw ndeysaan mu ngi naan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur défenseur. Subhanallah. Mu ne sama borom subhanahu wa taala doy na ma sëkk te moom moo mën ci xeexkat te moo mën ci koo xam ne ci moom ngay wéeru mooy ki mat wéeru waay subhanahu wa taala. Boobu ci la xal yi nekk lu sedd ci kaw suñu maam Ibrahim alayhi salam. Bu ñu jëlee exemple tamit ci beneen yonent muy yonent yàlla Yunus keroog ba mu duggee ca biir jën ba ndeysaan moom it dafa boromam rek la laaj wàllu ndeysaan mu ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minad zalimin. Maanaam il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. J'ai été du nombre des injustes. Suñu maam Yunus ba mu nekkee ci biir jën ba loolu la waxoon boromam ne moom it wéeru ci boromam moom it wàkkeelu ci boromam moom mu ne keneen amul ku dul suñu borom rek a am mu ne la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ne man mii maa juum suñu borom subhanahu wa ta'ala wallu ko génne ko ci biir jën ba. Moo tax ñun mbindeef ñu war di jàng ci yonent yi yàlla yónni yépp. Suñu maam Adam mën nañ jàng ci moom, suñu maam Ibrahim dañuy jàng ci moom, suñu maam Yunus alayhi salam dañuy jàng ci moom, yonent yàlla Yuusufa itam dañuy jàng ci moom ba ko ay frèram dugalee ci teen ba suñu borom moo ko fa wallu. Suñu maam Muhammad alayhi salatu wasalaam ba Xurayshi manko ñoom ñëpp bëgg ko rey ji suñu borom moo ko wallu nelawloo ñu ko bëggoon a rey ñëpp ba yonente bi alayhi salatu wasalaam génne doxi ay soxlaam ñoom ñu yeewu di wër yonente bi nga xam ne moo leen taxoon jóg pour ñu rey ko. Moo tax wàkkiirlu si suñu borom rek a wóor, wéeru ci suñu borom rek a wóor ndax suñu borom kat ku ko nekkal mu nekkal la. Man kaana lillahi kaana laahu lahu. Suñu borom ku ko nekkal mu nekkal la. Suñu borom subhanahu wa taala ci boppam nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadis xudsi ne jaam bi ma wóolukat, jaam bi am yaqin ci man, jaam bi am ixlaas ci man, jaam boobu man may nekk bëtam ya muy gisee, man may nekk làmmiñ ba muy waxee, man may nekk loxo ya muy dóoree ak di nangoo, man may nekk tànk ya muy doxee. Ndax lan? Ndax kooku dafa wàkkirlu ci boromam, wóolu boromam te xam ne lépp lu am ci kaw suuf boromam la, te xam ne lépp lu dal ci kawam boromam la, te xam ne lépp lu dalul ci kawam itam boromam la. Moo tax ñu war a wàkkirlu suñu borom, wóolu suñu borom te mànkoo booloo ànd ñun ñëpp jëm ci suñu borom subhanahu wa taala. Surtout ñun ñuy jigéen nañu wóolu suñu borom, surtout ñun ñuy jigéen nañu am confiance ci suñu borom, nañu jël suñu borom def ko suñu xarit, wóolu ko ci lépp. Ndax ñun jigéen dañoo gaaw a jaxle, dañu gaaw a triste. Ndax lan? Ndax dañoo gaaw a tiit. Noonu lañ suñu borom bindee certes, mais bu ñu wéeroo ci suñu borom dinañu xam ne suñu borom mat na wéeruwaay. Ndax lu am ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala moo ko dogal. Nattu lu mu diis suñu borom subhanahu wa taala moo la ko teg. Nit mën na toog nekk xale ne man de amaguma jëkkër wala amaguma doom wala lii wala lële lu ci mënti doon rek suñu borom subhanahu wa taala loolu la bindal. Ndax nit a ngi xëcc loo xam ne kat xëy na gënul ci moom, wala nit di dàq loo xam ne loolu moo gën ci moom. Ndax lépp suñu borom moo ko xam, ñun xamuñu dara. ñun suñu borom daf ñoo sàkk ci matadi, bëgg ñu góorgóorlu jéem a mat, bëgg ñu góorgóorlu jéem a roy ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam. Suñu borom subhanahu wa taala sàkk ñoo matadi, ñaanuñu lenn lu dul ñu góorgóorlu, lu dul ñu koy fàttaliku, lu dul ñu wóolu ko te lu dul ñuy wàkkeerlu ci moom. Bu ñu tegee nattu ñu delluwaat ci moom te xam lépp moom la. Suñu borom subhanahu wa taala ci boppam nee na moom bëgg na jaam bi nga xam buñ ko tegee nattu dafay delluwaat ci boromam ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maanaam ci suñu borom lañ jógee te ñun ñëpp ci suñu borom lañuy dellu. ki ñu teg nattu bi ba pare mu santee ko boromam subhanahu wa taala. Ndax suñu borom kat subhanahu wa taala ki bu bëgg rek lay teg nattu, te nattu buñ la ko tegee lu mu diis na nga dellu ci sa borom subhanahu wa taala te xam ne moom rek mooy tege nattu.
comme ni ma ko waxoon bi passé, bu àddina bi yëpp manko woon pour def la lu bon duñ la defal lu bon lu dul li suñu borom bind ci yow. bu ñu mànkoo ñoom ñëpp defal lu baax duñ la defal lu dul lu baax li suñu borom subhanahu wa taala bindal la ci yow ci sa dund. moo tax ñu war di delloo lépp ci suñu borom. natt bu dalee ci sa kaw lu mu diis jàppal ba set yow miy bokki soxna nga julli ñaari rakk dénk lépp ci sa borom subhanahu wa taala te xam ni moom dina la wallu. mbindeef mënul ci yow dara, mbindeef mënul laa wallu ba nga dal, mbindeef mënul laa wallu ba nga am li nga bëgg. suñu borom rek subhanahu wa taala moo lay mën a defal li nga bëgg ci kaw nga def li suñu borom subhanahu wa taala bëgg di ko xaar ci yow, mooy nga bañ ko boolkaale ak kenn. bu nattu diis ba ñu ne la nga dem ci maaman dina la taxaw. maaman bu mënoon du woo moroomu mindeefam muy jinne. maaman ñàkk mën moo tax muy woo moroomu mindeefam, mais maaman bi mën mooy ki nga xam ne bu jaaxle suñu borom subhanahu wa taala lay woo. bu jaaxle suñu borom subhanahu wa taala lay ñaan wallu. bu jaaxle suñu borom subhanahu wa taala lay yaakaar, mais du yaakaar moroomu mbindeefam, ndax mbindeef mënulul mbindeef dara. lépp suñu borom subhanahu wa taala moo ko mën ci kàttanam ak yërmande. kon ñun mbokk jigéen nañ delloo si wax suñu xel bu baax. bu ñu toog ñàkk doom ne man kat nee nañ ma naa dem ci diw mënul laa may doom, suñu borom subhanahu wa taala mooy may doom. boobu ba tey sama morom yaa ngi sëy mënul ma fexe ba am borom kër, suñu borom subhanahu wa taala mooy maye borom kër. mënuma fexe ba am alal, suñu borom subhanahu wa taala mooy may alal, moo koy may ku ko neex ak fu mu ko neexee. mooy may doom ku ko neex ak fu mu ko neexee. gis nga ku fi sëy 30 ans musul am doom ndax suñu borom subhanahu wa taala bindalu ko. gis nañ fi ku fi sëy ay weer rek suñu borom may ko doom. suñu borom subhanahu wa taala loolu la ko bindal. suñu borom subhanahu wa taala moom moo xam li gën ci jaam bi. suñu borom subhanahu wa taala moo xam li nga xam ne gënul ci jaam bi du ko may. waaye ñun suñu matadi ak suñu yàkkamti mooy waral saa su ne suñu xel wala seytaan dar ñu ba ñu wala wasasu seytaan sonal ñu ba ñu ne dañuy seeti maaman. yal nañu yàlla musal ci jëm seeti maaman, ndax kenn mënul, suñu borom rek a mën. nañu delluwaat wàkkeerlu suñu borom te suñu confiance yëpp ñu teg ko suñu borom. gis nga nit di jéem a am doom ju mu am ndeysaan mu dee, doom ju mu am mu turu, suñu borom ma ko dogal ci moom. ndax xëy na doom ji mu war a am gënul ci moom, xëy na doom ji mu war a am ëllëg du nekk nit ku baax. moo tax suñu borom lu mu dogal ci jaam bi rek loolu moo gën ci jaam bi. suñu matadi nag moo ñu yóbbu ci lu nekk, suñu nafsi itam ba topp seytaan mu dugal ñu ci tuuxi doona ba bokkaale suñu borom wala yaasu billah. suñu borom kenn du ko bokkaale. suñu borom mooy ki nga xam ne moom la ñuy yaakaar, moom la ñuy wéeru, moom la ñuy bëgg te moom la ñuy gëm subhanahu wa taala mu yombalal ñu lépp. suñu borom subhanahu wa taala nee na dañuy wàkkirlu ci moom. suñu borom subhanahu wa taala nee na kii ñëw ci man di waaxu maa ngi ñëw ci moom di daw. suñu borom subhanahu wa taala nee na si mon serviteur vient en moi d'une coudée, moi je viens vers lui de 2 coudées. S'il vient vers moi en marchant, moi je viens vers lui en courant. loolu kuñ ko ma wax sama xel mën a dal. suñu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne boo ko nekkalee mu nekkal la. comme nañu jël lépp teg ci suuf te xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom mooy yor lépp. suñu borom subhanahu wa taala moom mooy maye lépp. suñu borom subhanahu wa taala moom mooy xañe lépp itam. alors natt bu dalee suñu kaw lu mu diis nañu delluwaat ci suñu borom subhanahu wa taala, surtout ñun jigéen ñi nga xam ne dañoo gaaw a jaaxle. natt bu ne tellu suñu kaw ak lu mu mën doon nañ jàpp ba set julli ñaari raaka dellu ci suñu borom subhanahu wa taala. balaa ñuy waxtaan ak ku mu mënti doon sax nañ dellu ci suñu borom subhanahu wa taala ba pare. ndax suñu borom subhanahu wa taala kay mooy tege lu ne te mooy teggi tamit lu ne, mooy tege nattu te mooy teggi nattu, moom yàlla latiful xabiir. suñu borom subhanahu wa taala moom moo xam li nga xam ne moom moo nekk suñu biir xol, li ñuy metti suñu biir intérieur, suñu borom subhanahu wa taala rek moo ko xam. mbindeef bi nga xam ne sa moroomu mbindeef la xamu ko, suñu borom subhanahu wa taala rek ko xam, ndax moom moo la ko teg. nit nag mënuñu ne nekk ay jullit ne duñu gëm njabar am na, ndax daloon na suñu yonente alayhi salaatu wasalaam. mais njabar ak lu mu mënti doon bu dalee sa kaw tamit dafa fekk suñu borom ni moom moo waxoon waaw.
mais suñu borom bu nee déet njabar du la dal mukk ilaa yawmi diin. ak ndax lu mu mënti doon ak lu ñu mënti def lu ñu jéem ci kaw bu dalee ci sa kaw c'est parce que suñu borom subhanahu wa taala dafa ko bindaloon. mais ak lu mu mënti doon na yow na nga dellu ci sa borom subhanahu wa taala te xam ne bu yegsee si yow suñu borom subhanahu wa taala la soob. bu yegsiwul ci yow itam suñu borom subhanahu wa taala la soob. moo tax natt bu ñëw ci yow ak lu mu mënti doon lu mu diis day metti ci saa si mais dellu ci sa borom te nga sante ko sa borom ndax suñu borom kat subhanahu wa taala ki mu bëgg rek lay teg nattu. moo tax nañu delluwaat jàng bu baax histoire yonent yàlla yi fi jaar yépp ñoom ñëpp dinañ jàng ci ñoom nan la ñuy muñee nan la ñuy dogoo ci suñu borom nan la ñuy wàkkeerloo ci suñu borom nan la ñuy yaakaaree suñu borom te nañ la ñuy wéeroo suñu borom nan la ñu amee yaqin ci suñu borom subhanahu wa taala ndax yonent yàlla yi fi jaar ñëpp natt yi métti woon na ci ñoom mais ñoom ñëpp dañoo dogg woon ci seen borom dañoo wàkkeerlu woon seen borom dañoo yaakaar seen borom rek la ñu amoon subhanahu wa taala. moo tax ñun jigéen nañu wàkkeerlu suñu borom nañu wéeru suñu borom nañu yaakaar suñu borom nañu am suñu borom def ko xarit def ko confident def suñu borom muy suñu lépp muy suñu confiance mooy suñu borom mooy ki nga xam ne moom du war mukk. peut-être bu ñuy bëgg nañu ku ñuy mënti bëgg ci kaw suuf nañ ko bëgg te si jëmmi suñu borom tax nañ ko bëgg nañu bëgg suñu borom ba suñu xol fees képp ku ñuy bëgg ci ginnaaw ñu bëgg ko ndax pour l'amour d'Allah subhanahu wa taala ñu bëgg ngir yàlla subhanahu wa taala suñu doom yi ñu jur sax nañ leen bëgg ndax yàlla suñu ay borom kër nañ leen bëgg te yàlla rek tax subhanahu wa taala. suñu borom subhanahu wa taala mu ñuy wax ci alxuraanul karim vos biens et vos enfants sont des épreuves pour vous maanaam suñu ay doom ak suñu ay am ay nattu lañu pour ñun te suñu borom subhanahu wa taala wax na dëgg ndax dangay xool doom danga koy bëgg goo xam ne daf lay jaral dafay mën na dox sa digganteeg sa borom nga jël sa alal say am ak lu mu mënti doon say bijoux nga bëgg leen bëgg goo xam ne daf lay yàqal sa digganteeg ak sa borom. loolu warul bu ñuy bëgg nañu bëgg suñu borom bu mu jeex lépp lu ñuy bëgg après ñu bëgg ko te suñu borom tax nañu bëgg suñu ay doom te jëmmi yàlla tax nañu bëgg suñu ay borom kër te jëmmi yàlla tax nañuy bëgg suñu ay waajur te jëmmi yàlla tax nañuy bëgg bépp mbindeef te jëmmi yàlla subhanahu wa taala tax ndax ci ginnaaw mbindeef yi da ngay gis mbëggeelu suñu borom da ngay gis grandeur suñu borom subhanahu wa taala te xam ne moom rek moo mën moom rek moo fi nekk muy laa ilaha illallah. fi may jeexalee ci laa ilaha illallah mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na si notre dernière parole est laa ilaha illallah on rentre au paradis maanaam suñu kàddu mu mujj bu nekkee laa ilaha illallah àjjana la ñu jëm directement mooy keroog bu ñuy sukuraat suñu kàddu gu mujj bu dee laa ilaha illallah àjjana la ñu jëm directement sans escale kon yal na yàlla defal ñu taxaw nañ suuf ba suñu kàddu gu mujj nekk laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. léegi ñu jàll ci beneen kàddu gi yeggali kalimat laa ilaha illallah muhammadu rasulullah muy kan muy suñu yonent muy l'exemple que notre créateur Allah subhanahu wa taala nous a envoyé comme guide mu nekk suñu miroir nekk suñu seetu nekk ki nga xam ne moom lañ war a copier pour mën a dund yonent yàlla pour mën a dund l'islam bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko wàcceel. Muhammad alayhi salaatu wa salaam nekkoon le meilleur des hommes nekkoon gën gi mbindeef nekkoon nit ki mooy ki gën ci nit ñi ci créature d'Allah subhanahu wa taala. Tous les chemins mènent à la perte sauf celui de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tous les chemins mènent à la perte sauf celui de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. maanaam yoon boo jël da lay égaré daf lay réeral ba mu des yoon bi nga xam ne mooy yoonu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam. yonent yàlla Muhammad moo ko wax ci xadis ne tous les chemins mènent à la perte sauf celui de Nabi parce que suñu borom subhanahu wa taala bi mu ne laa ilaha illallah Muhammad rasulullah la ci teg Muhammad rasulullah mooy ki nga xam ne moom lañ war a xool nan la doon doxee nan la doon waxee ban comportement la amoon pour jëm ci borom moom subhanahu wa taala ndax yoonu suñu borom kat subhanahu wa taala suñu borom Muhammad alayhi salaatu wasalaam la ci teg pour mu wan ñu yoon bi naka la pour mu wan ñu fan la ñuy jaar pour mu wan ñu tamit nan la ñuy yeggee ci suñu borom subhanahu wa taala. Aïcha radiyallahu anha da daan wax ni quand le prophète alayhi salaatu wasalaam marché on dirait que c'est le Coran qui marche ndax lan ndax ay qualité ndax comportement ndax jikkoom ju rafet ndax ay sifaatam qualité ndax ay jikkoom yu rafet taaram
ak nu muy jëflanteeg nit ñi nu muy jëflanteeg ay voisins nu muy jëflanteeg ay mbokkam malgré ni ko mbokkam yi sonalee woon malgré ni mbokkam yi nekkoon nattu ci moom mais terewul il avait le meilleur comportement terewul da doon jëflanteeg moom da doon daan rafetal sa digganteem ak ay mbokku taalibeem digganteem ak ay mbokki deretam digganteem ak ay ñoo xam ne bokkul ak ñoom diine. yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mës a toog ci kanamu jàkka ji moom ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñu toog mu am benn néewu juif buñ doon suuli léegi nag bi mu leen séy ñu ñëw ak koor bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci taxaw léegi bi mu taxawee ba koor bi romb ba dem Omar radiyallahu anhu mooy Omar ibn Khattab moom nga xam ne dafa tàngoon mooy al Faruq ne ko yaa Rasulallah lan moo tax ngay jug di taxaw pour ki nga xam ne ab juif la mu ne ko jóguma pour juif bi yàlla mais dama jóg parce que c'est une créature d'Allah subhanahu wa taala ndax mbindeef suñu borom bi subhanahu wa taala xoolal ma boobu comportement bu rafet nit ñi tey keroog ba yonent dundu yonent ba salaatu wasalaam buñ daan dugg ci diine yi en fait comportement wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu leen daan dugal ci diine ji ndeysaan parce que dafa respecté woon lépp lu ñu def suñu bopp dafa woomaaloon lépp lu ñu def suñu borom subhanahu wa taala dafa bëggoon lépp loo xam ne mbindeef suñu borom subhanahu wa taala et pourtant c'était pas une faiblesse mais daf leen joxoon cër jox leen respect daf leen bëggoon ba pare dafa yaatu leen ñëpp mooy loolu moo bokkoon ay qualité nabi sallallahu alayhi wa sallam il était le meilleur des hommes loolu ñi bokkul ak moom diine ñëpp seedal nañ ko ñi bokkul ak ñoom moom xeet ñëpp seedal nañ ko même ay mbokkam yi nga xam ne dañ ko kontoroon sax subhanallah seedaloon nañ ko il était aimable en fait ku ko gis da nga koy bëgg ndax leer gi suñu borom def subhanahu wa taala def ci moom ba pare ak jikko yu rafet yi suñu borom subhanahu wa taala def ci moom moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekk le meilleur des hommes nekk suñu référence nekk suñu exemple war a nekk suñu miroir moo tax ñu war a wàkkirlu suñu borom mi suñu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wàkkirlu ci woon ci boromam ñuy dund suñu diine comme moom tamit ni mu doon dundoo diineem yonent bi respecté woon na ñëpp respecté woon njabootam bëgg njabootam yërëm njabootam wàkkilu ci boromam lépp daal li ko suñu borom subhanahu wa taala sant doon na ko def ba mu mat macha allah mooy ki nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala jéggaloon na ko ay bàkkaaram yi njëkk te jéggaloon na ko tamit ay bàkkaaram yi nga xam ne ñëwagul koo koy gën gi mbindeef ginnaaw ba Aïcha waxe loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam nee na ci xadis celui qui fait revivre ma sunna c'est qu'il m'aura aimé et celui qui m'a aimé sera avec moi au paradis yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ki nga xam ne dafay dundalaat sama sunna kooku daf maa bëgg te ku ma bëgg keroog yowmal xiyaam ñun ñooy àndandoo nekk biir àjjana macha allah moo tax nañu lépp lu ñuy def rek nañ ko def ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan defee lépp lu ñuy wax nañ ko wax ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan waxee nañ jéem a toppandoo lépp ci ay comportement nañ jéem a jàng surtout dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaam maanaam la sira du prophète alayhi salaatu wasalaam jéem a xam lépp ci moom jéem a xam biiram jéem a xam bitim jéem a xam démbam jéem a xam lépp ci moom dara bañ ñoo ëmb ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax kat moom mooy suñu guide jusqu'au paradis éternel ni ko Cheikhul Khadim waxee ci xasida si Ndindi te moom Cheikhul Khadim ndeysaan topp yonent bi moo ko may tey jii ndeysaan li ko suñu borom subhanahu wa taala may Cheikhul Khadim mooy ki nga xam ne mooy ñun rek Sénégal doy nañu exemple ndax moom yaqin gi mu amoon ci boromam subhanahu wa taala keroog bañ ko dugalee ci gaal gi di ko yóbbu Gabon te waxtu julleem jot ndeysaan mu bëgg a julli ndax bëggul tooñ boromam te bëggul julli ci gaal gi ndax bëggul tooñ moromam itam keroog ba mu yéeg ji sànni si jaadam géej taxaw julli ci géej gi yaqin gu mu amoon ci boromam subhanahu wa taala moo ko mayoon fit ba mu lal ci si jaadam mën a julli ci géej gi te suuxul te si jaadam tooyul subhanallah loolu suñu borom subhanahu wa taala rek ko mën ñun am nañ exemple bu mat exemple Sénégal am nañu royukaay bu mat royukaay Sénégal kon nañu góorgóorluwaat bu baax jàng suñu mag ñu baax ñi jàng Cheikhul Khadim lan lañu fi bàyyi jàng
maam Maodo Malick Sy lan lañu fa bàyyi jàng suñu mag ñu baax ñëpp jàng maam Limaamu Laay lan la fi bàyyi jàng maam Bou Kounta bu ñu fàtte kenn ni jàng suñu maam yi liñ fi bàyyi lu baax yëpp ndax kat ñàkk a xam nit ki di ko topp ci à l'aveuglette moom mooy indi fanatisme te loolu yal nañ ci yàlla musal say Cheikhul Khadim bu ko xam ni sunna si yonent bi alayhi salaatu wasalaam la doon dund Cheikhul Khadim ku ko xam ne farata ci alxuraan ak karim la doon dund boobu jeex tàkk Cheikhul Khadim ku ko xam ne doxul woon ci lépp lu dul sunna si Muhammad alayhi salaatu wasalaam moom ci boppam si Cheikhul Khadim wax na ko ne man kat créé wu ma fi tarixa dama ñëw yeesalaat tarixa mooy chemin bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la fi bàyyi. kon nañu wàkkirlu suñu borom te jéem a topp yoon bi nga xam ne mooy sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu bëggee yegg fa ñu jëm bu ñu bëggee suñu borom gërëm ñu ëllëg nañu topp kalimat laa ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalaam di yemale fii waxtaan bi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yombalal ñu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala taxawuñu di ñaan suñu borom subhanahu wa taala may ñu xaqul yaqin di ñaan suñu borom subhanahu wa taala musal ñu te muccal ñu ci àddina bu doy waar bi di ñaan suñu borom may ñu fekkee ak tal ba ñu mën a tasawaat ci prochaine émission incha allah. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wahdak la sharika lak subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Page TV ëttu soxna yu baax yi page yu ñëpp la ñu ngi lay ñaan nga aimé sa page Facebook abonné ci sa chaîne YouTube te yaatal koog say xarit ak say am di jàmm. Page TV ëttu soxna yu baax.